juróom-ñaari waxtu jot na ba toftal fanweeri simili mbokki dalee nag jàmm ci la jotaayu xibaar di ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci bokki laaj yi xam ngeen ne ca département bu Kanel la nekk foofee nag askan wa mënuñoo teg gët ak ndox li nga xam ne moom moo di seen ak teen yi ak itam forage nag jamono yi dara balewu fa ñeneen ñoo xamante ni nag ñu ngay wëy di ñaxtu ci seen ak bëgg-bëgg nag di ña nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca kër Njaayloo ak itam Kunun ak itam yeneen i fanweeri cité yoo xamante ni ñoo nga bootu ca wàll wa li ñu bëgg moom moo di ñu daal def commune seen ab gox daañu wax ci leneen ginnaaw dogal bi mu wàccee nag ci yenn ci ay barab yoo xamante ni ay woon nañu fa ñu fay amal ak ndaje lu ci mel ni baar yi hôtel yi ak itam restaurant yi nag ginnaaw boobee ñi nga xam ne ay musiciens lañ nekk ca diwaan bu Thiès daal nañ ci yëy yàb bi ñoom ñooñee li ñu bëgg ginnaaw dogal bi moom moo di nguur bu Sénégal daal di leen gunge ci li nga xam ne moom la ñuy yëngu mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média xibaar yi ñu doore ko na nga xam ne noonu la ñu ko junjee woon ca bokki laji département bu Kanel la nekk foofee nag askan wa ñu ngay woote wàllu li ñu bëgg moom moo di ñu daal def kem kattan ngir rek seen i ay robinet wala bokk seen teen ya fa nekk ba ci forage ya di ball ndox ngir rek ñu mën a am ak ndox mu ceet suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu teewal ca woowule diwaan Ali Bandel ñaa ma nga woon ca Lawre nekk ca benn localité la bu nekk ca Yacine lakkee ñu teelu reportage bi nga xam ne def na ko ci. bu fekkente ni am na gox boo xam ni ngir am fa ndox bu sell mënul nekk mooy zone Lawre moo di gox bi nga xam ni mu ngi bokk ci commune bu mag bi ci Bokiladji yi fare ci département bu Kanel te soriwul dara département bu Bakel la lu ëpp juróom-ñaar fukki dëkk benn forage mënu faa dox ndaxte nag boo gasee ba yegg ci suuf sa pepp ndox amatul ca napp ba. techniciens yi di ko dippee zone de socle mu juri jafe-jafe yu metti ci askan yu bare bari nga xamante ni ñoo ngi ci gox bi du ñu raté benn occasion ngir fëgg seen gémmiñ waa Endam Bilali ñoo doon daje ca Yacine Lakke meeru gox ba daal di yëkkati kàddoom ñëwaat ci jafe-jafe yi ñuy dundee. Notre principale difficulté, notre principale rareté, c'est le problème de l'eau remonte très loin. Mais on a fait beaucoup de choses, mais on est buté en problème naturel. Cette zone est assise sur un socle, c'est un socle dur. On a fait des forages. Son Excellence, président Macky Sall, la première en 2015, il a fait venir ici une coopération turque qui avait donné 11 forages à travers tout le Sénégal. Il m'a fait l'honneur d'amener ici 10. On l'a creusé, malheureusement, c'est le sol. Il n'y a pas d'eau. Bon, pour résumer, pour le sous-sol, il ne faut pas espérer grand-chose. D'après les spécialistes, soit on va dans les alvéoles du fleuve, on a quelque chose, mais pas assez. Sinon, faire un transfert d'eau. Il y a de l'eau à partir de Doundé. denduk kër Njaayloo ak itam Kunun ñoom ñooñu nag mer ba futt la ñu def ngir rek ñu daal di taxaw si seen i ay bëgg-bëgg li ñu bëgg moom moo di seen ab gox ñu daal di koy def ab commune ñoom ci seen jëmmi bopp xam ne rek ne coppiwuñu doxalin benn yoon fa ñu taxawee woon ca atum 2013 ba suñu jon yàllaay tey fa la ñu taxawee dañuy teewlu Ibrahima Ndoye moom moo yoroon kàddu gi ginnaaw itam bañ doon dajeeg way taskatu xibaar yi niki tey jii nag foofee nga xam ne moom moo di ca Kunun ñu teewlu. dafa nekk loo xam ne bëgg-bëggu nit ñi la. bëgg-bëggu nit ñi la le président Macky Sall xam ne ñaar fukki junni ak juróom ñoo taxaw laaj seen commune du ay désir politique gu nit bëgg-bëggu nit du tax ñun ñu reculer su ko defee na assumer conséquences yi lu ñu bëgg mooy suñu commune parce que ñun ñoo fi gën a rëy ñoo fi ëpp ñoo fi gën a bari am nañ koom bi rectification nag mënul ñàkk. waaye nañ jox suñu commune bu ñu rectifier parce que mën nañoo demal suñu bopp ñun kenn mënatuñoo boot su bootu yi am ñooy boot suñu kaw te sant soxla ñu sax loolu suñu commune lañ bëgg moo suñu bëgg a démb moo suñu bëgg a tey lépp lu si rax nag galgal politique la boo xam ne ñun duñ ko nangu. jaral nañu lu ne boo gisee ñu nekk fii si kër chef de village yu Kunun autorité morale la représenté chef de village yëpp ak les 33 cités et les délégués de quartier donc bëgg nu askan wi bu taxawee moom la ñu war a respecté bëggu nit politicien du tax ñu reculer.
Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb ñoom ñoo tàttaan yooyu lee kàddu ñeneen ñoo xamante ni nag ñu ngi yëglu di askan wa nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca jiré ji nag foofee ngir rek nga dem ak dikk jafe-jafe la ndax xàll wa nga xam ne moom moo fa nekk baaxul ba tax itam ñoom ci seen bopp di sàkku rek nguur bu Sénégal mu bàyyi leen xel waaye itam daal di leen di gëstu dañuy teewlu jiit bu bokk moomeel ba Mamadou Lamine Diawara lay wuyoo Lamine Mandiang ak Boubacar Diassi ñoom ñoo tàttaan ay kàddoom. ñu ngi ci toolu xale góor yi yu jiré ji rafetlu ko lool et que moo tax ñu ànd ak délégation bi xool ko te di leen ci félicité di leen encouragé lu mel ni ñun dañ ci kontaan parce que dafay won ni jeunes itam taxaw nañu pour koom-koom commune bi leneen bi peut-être que yéen sax constaté ngeen tournée bi ñu def yëpp gis ngeen ni jiré ji bëri na trop ay potentialité agriculture mu ngi dox élevage mu ngi dox et cetera su benn contrainte mooy enclavement bi jiré dafa nekk gox bi nga xam ne pour nga àgg foofu déjà problème la boucle du budget bi peut-être que ñu ngi am yaakaar ne dinañ ko butiner mais au-delà boucle du budget bi boo demee beneen axe dem la zone du plateau dem Touba Madina Souane Lenketo Karantaba pratiquement fu ñu toll nii oto mënatu fa jaar parce que yoon bi ak taw bi dafa dagg yoon bi dañoo jéem a débrouiller pour au moins fàtt yenn pax yi pour que au moins ñu war a ñuy dem ak seen tànk ñu mën a romb mais léegi fu mu toll nii sax oto sax pour mu jaar foofu difficulté la et que loolu ñu ngi vraiment ñaan nguur gi vraiment mu jàppale ñu pour ñu mën a saafaral situation boobu. beneen jafe-jafe ci weneen ab gox nag bi la yoon ña nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca commune bi nga xam ne moom la ñu dippee Saly Escale bokk na ci rek commune yu gën a mag ca département bu Koungheul foofee nag xëy ndaw ñi jafe-jafe la ba tax itam ñoom ci seen bopp ñu yëglu di sàkku nguur bu Sénégal mu daal di leen di jëmmal boole leen nag loo xamante ni daañ ci mën a jàpp di xëy ñu teewlu reportage bu Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp. ci Saly presque li fi nekk mu ngi ci 83 villages buñ koy wax mu ngi ci juróom-ñett fukki villages ak ñett waaw lu mat fukki junni nit ñu fi yeewoo diggante Maka Guy ak Koungheul Socé presque di nga jaar ci tal yoon bi ko traversé ni dina am na 30 dëkk yooyu romb pour mën a accéder biir Koungheul te jaar ngeen ci yoon bi gis ngeen yoon bi ni mu mel ci ay kàmb ngeen di jaar ci ay xur ay pont yu dagg ay déviation yaa xamante ni vraiment lu métti lañ ciy dund rawatina nawet bii ñu génn dañuy am malade war koo transporter mu nekk ay jafe-jafe yaa nga xamante ni kenn mënul koo natable ci biir commune. aussi ñu mën a wax président de la république mu dimbali ñu jàppale ñu yàgg nañ ko jooy yàgg nañ ko wax dem nañ ci télé yi dem nañ ci émission yi def nañ ay débat dugg nañ ci réseaux sociaux yi fu ne bii nag dañ bëgg mu xam ne askan wi yëpp ñoo jóg di ko ñaan di ko sàkku suñu tali bii ñu taxaw mu defal ñu ko goudron parce que dina tax li nga xamante ni mooy jafe-jafe. ci biir commune bi dina fi daal di jógee ndóol dinañu wan gannaaw parce que économie bi nga xamante ni moo war a yëngal Saly carrément ba ndaw ñëpp gis ci seen bopp su godron ñaari tali yooyu rek fii ci Saly Escale moom ndóol dana fi daal di wane ginnaaw. ñu wax ci leneen budget wu Sénégal bu atum 2020-2021 nag ginnaaw ab taxaw seetlu mi ngi ci lu ëpp ñeenti junni ak lu ko toftal ci ay milliards mu mel ni nag daal dinay yokk ci lu tolloog 8,9% nag bu ñu ko dendalee atum 2019 ak itam 2020 waaye itam app wi nga xam ne appal nañ ko nag ñeel li nga xam ne moom moo di bor yi nag ku moyul daanu ko ëpp waaye itam yeneen i dëkk nag daañu am ak xel mu dal wala bokk dégg bi benn lay doon ndax mbas mi nga xam ne moom moo gën a si àdduna wërngal këpp dañuy teewlu Serigne Ousmane Bey nag mi nga xam ne moom moo doon addu ci wowle wàll Alxasan Ba ak Jaafara Ba ñoom ñoo taataan ay kàddoom. yokk na téeméer bu nekk boo ko jëloon yokk na juróom-ñett ak lu topp 8,9% donc loolu day wane ne rek ñun wax dëgg yàlla tëdduñu rek pendant mbas mi ñëwul rek tëdd suñu kaw jaar suñu kaw ñu tëdd bañ a jóg. maanaam jóg nañu fippu nañu xam nañu ne ndogalu yàlla la parce que kooku àddina bi yëpp la daal donc foog ñu jóg du ñu tëdd rek di jooy di joytu foog ñu fëggatu jóg dóor suñu dënn pour dem kanam. budget bi nag moom budget la rek lu ñu xayma la pour wax ne lii daal mooy suñu mbébét mooy suñu bëgg-bëgg léegi suñu paree ñu ne waaw comme que lii la ñu tëral ci dépense xaalis bi fu mu jógee état bi ne man kat mën naa indi li ci xaalis. secteur privé ne ñun kat bi yoon nag wax dëgg yàlla dinañu gunge état bi dinañu góorgóorlu ñun suñu biir te ñoom sax dañu war a jubóo seen biir bu ko defee état bi tamit
dem ci bitim réew bu fekkee ne impôt ak taxe xëy na sax mën nañu indi xaalis ñu indi ko mais man sax gëwuma ne nañ ko mën indi ko ci at yi passé dana am nag lu ñuy wax déficit budgétaire mooy ñun suñu mën yëpp du mën a faj suñu bëgg-bëgg yi donc foog ñu àbbi bitim réew dañuy nekk ci loo xam ne aussi musul am te lu metti la dal na àddina bi yëpp donc foog ñi nga xam ne lañ ko séqal te ñoom ñëpp la dal tamit ñu xam ne ren kat dette bi sax laa bëgg wax bor bi dana yegg vraiment ci loolu 70% wala mu paase ko léegi tamit te bor bi bu yeggee foofu foog ñu àbb xaalis. mbokk yi jiit bu bokk moomeel bu diwaan bu Sikicoor moom mooy sàkku étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca wowle diwaan nag ñu bañ di roy ci ñenn ñoo xamante ni ñu ngi séq langu politique bi te saa su nekk ñuy faral di gis ñuy xarabante wala bokk ñuy xar-xarante ci li nga xam ne moom moo di xarala yu yees yi ndax itam xam le rek ne ndaw yooyu dañoo bokk ci ëllëgu réew mi dañuy teewlu ay kàdduk Abdoulaye Baldé Boubacar Diassi ak Lamine Mandia ñoom ñoo ko taataan. On est dans un monde boo xam ne mérite la. monde boo xam ne compétition la te compétition wax yóbbu fa nit lu fa yóbbu nit mooy xam-xam mooy xarañ mais aussi am éducation boo xam ne éducation bu kawe la boo xam ne boo waxee nit ñi dañuy xam ne kii xam na mais boo waxee ne kii dafa réew je pense que loolu yóbbuwul réew si kanam donc moo tax mu doon joxe sama exemple leneen man fii laa jógee si yéen nekkoon comme yéen jàngee fii comme yéen bu ngeen jëlee sama exemple peut-être que dina leen mën a gunge pour que ngeen mën a doon suba ay njiit si biir Sénégal mais aussi au niveau international. askan wi booy wax ak ñoom exemple ka war a joxe waroo fii di dugg di xasante ak di ngaayante te débat bi si biir politique warul jublu si benn nit ou bien si benn groupe nit je pense que boo duggee si politique da nga war a joxe exemple booy wax aussi bañ a ŋaññi bañ a xas bañ a sos loo xam ne wóoru la. ginnaaw Sikicoor ab tournée woo xamante ni acteur yu développement rural nag ca diwaan bu Kolda ñoo ngi ko doon amal ngir def ab taxaw seetlu ci lépp lu soxal wàllu mbay mi waaye tam nan la ñuy def nga nu ñoŋal mbir mu ni mel ca diwaan bu Kolda ka nga xam ne moom moo fa teewal télévision Futur Média Abdoulaye Diallo. ndorteelu campagne yu mbéy mi daa jaxasoo woon lool ngir mbas mi ca jamono jooju kuréel bi ñu duppee Padayer dafa jëbaloon béykat yi ay njiw ak ay engrais ngir seeni nawet mu waral ci njeexital nawet bile ñu amal ab visite ngir saytu tolluwaay mbéy moomu. li waral sunuy tànk yi fii mooy ñu xool maintenant intrant yooyu ñu joxoon ak groupement yi xam ne ñoom la ñu sélectionné woon nan lañ jëfandikoo intrant yooyu lan la joxe tey waaye bi ma ñëwee xool tool yi daal sama xol sedd na guy parce que li ma fi gis moom dal na xel. donc am nañu ay intrants yu baax semence certifiée ay engrais yu baax mais aussi macha allah am na ñoo xam ne toppatoo nañu seen tool yi bu baax a baax comme tool bi dafa set wicc. parce que bi ñu leen di jàppale métti woon na waaye tey gis nañ njëriñ ci liñ leen jàppale woon parce que intrants yi ñu leen jox ak muy jiw li muy engrais bi lépp macha allah mat na te baax na. donc loolu moo waral tey tool yi aussi yàlla ji baaxee nañu ndox donc moo tax fi ñu toll nii ñoom ñëpp ñu ngi kontaan nañu bu baax a baax di ñaan yàlla nawet bi egg si jàmm rek ba ñu mun ko muurloo. amoon na it ñi leen doon jox ay tegtal ci wàllu mbéy mi. formation continue moom lañ leen di defaral. moo tax dañ leen di topp ba récolte ba les opérations post récolte dañ leen di topp pour que ñu mën a bañ a am ay pertes yu bëri tamit. dañ leen di topp daal du semis jusqu'à la commercialisation. jafoon na ci début bi ndax Covid bi mais yàlla ak mbaaxam Pader fexe na ba joxe ay jiw nawet bi ñëw na vraiment au rendez-vous nekk na nawet boo xam ne daal première année Pader boo xam ne daal macha allah yaakaar naa ne dinañ ci am ay rendement yu baax a baax. mu waral béykat yi di séntu góob lu bëri ci seen mbéy mi. xam naa ne nag bu soobee yàlla dinaa fi am rendement bu baax loolu kay foog naa ko. waaw am naa ci yaakaar bu baax ci rendement am naa yaakaar ne daal ren moom danaa gañe bu baax incha allah ren moom macha allah sant yàlla. yile béykat ñoo soxla ñu yokkal leen ay jumtukaay ngir ñu mën a góob seeni tool yi ci nu mu gën a gaawee.
jërëjëf Abdoulaye ñu ñëw ci mbas mi ak tolluwaayam ci même réew jàpp leen de mbokk yi niki démb amul benn doomi aadama woo xamante ni daal nañ ñàkk bakkanam ci Covid 19 ginnaaw bi ñaar fukk ak ñeenti cas positif la ñu am junni ak juróom-ñeent fukk ak benn test nga xam ne def nañ ko juróomi ci ñoom nag di ay cas contact fukk ak juróom-ñett di ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañ Covid 19 te xamuñu rek fan lañu ko jëlee. ñu wëyal xibaar yi mbokk yi lu ni mel bokkoon na ci loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñuy door yi la jotaay nag bokk ginnaaw itam dogal wi nga xam ne jël nañ ko ci ay aay yi nga xam ne aayoon nañ ko leen ci ay barab lu ci mel ni hôtel yi ak itam baar yi ba ci restaurant yi ngir ñu amal fa ay xew-xew ñii nag ay musiciens lañ nekk ca diwaan bu Thiès li ñu xamle moom moo di lu ni mel baax na waaye itam li ñu sàkk moom moo di ku leen gunge ci mbir mu ni mel ñu teewlu seeni ay kàddu Cheikh Anta Diop ak Sélat Yéex ñoom ñoo ko taataan. confinement bi vraiment c'était trop dur métti woon na trop surtout borom kër étant musicien nga nekk borom kër et puis say besoin yëpp say waa kër yi war a yaakaar ci yow nga war a faj say soxla mënu ko sa ñi musiciens yi am na ci ay problème ñu am coupure électricité ñi am coupure ndox ñu sonn ci trop di remercier vraiment le gouvernement ndax di mu buwaat saal yi bay artistes yi évoluer comme ni mu leen ko bëggee di ko gërëm bu baax gouvernement bi di gërëm aussi waa SODAV parce que liñ ci dox yëpp ñun yëg nañ ko fii lañ toog ci Thiès mais ñu ngi koy sentir comme il faut. bi rek buñ koy dund metti woon na trop nag parce que xam nga booy liggéey ñu tere la day metti mais am na beneen côté aussi bu mu positif parce que ça nous a permis aussi ñu def benn recul di gën a travailler quoi sur le plan individuel sax parce que musicien aussi des fois booy jouer du jouer tout le temps da ngay dem ba perdre benn travail individuel bi nga waroon def quoi donc permettre nañu loolu aussi beneen aussi permettre na aussi musiciens yi amoon tuuti temps di regrouper wu en association quoi boo xool ci la association yi judd yu bëri judd quoi fii à Thiès à Dakar donc Thiès sax am nañ fii association vraiment bu am doole bu ñu créé bu AMT am na aussi Artu donc ça montre que ni les musiciens au moins se sont regroupés di weccante ay xalaat di former en association di xool yeneen créneau yoo xam ne lu mel ni ñoo tee ñu mun a taxaw quoi ñu mun ko dékku quoi. xaar bi yàggoon na jàppaleen ne jamono yi nag Mbour am nañ seen ak jaraaf Badou Ndoye lay wuyoo kile itam askan wala ñuy xaar ci ñoom nag moom moo di mu daal di saafara yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy dund jamono yi ca diwaan bu Mbour Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. Sëriñ Badou Ndoye fal nañ ko jaraaf bu Mbour yéen ñëpp ngeen ñaanal ko. muy guléet ci biir Mbour collectivité lébu daal na am jaraaf ndey ji réew ak li ni mel ci Petite Côte bi. xam ne ni Mbour dugg na ci histoire ndax li tax Mbour dugg ci histoire am na yoo xamee ne mu nga emoon Cap-Vert wante bi ñu gësamee mànga gi doom bi rot si na ngoon nag am na loo xamee ne ñu ngi doolee sant yàlla tey gërëm sunuy baay ak sunuy yaay nag ak sunuy maam ñi indi lii. autorité locale yi teewe woon xew mi nga xam ni dañu doon dalal jaraaf bi ak li ni mel ñoom sax ñuy xamle ni kilifa lébu yooyu sonj nañ leen tamit pour régler yenn ci ay coow yi nga xam ne dafay xew saa su ne. tey li xew lii nii xew dañ ci waxtaanoon mag moom temps yi nga xam ne quai de pêche bi dafa amoon problème fii entre pêcherie ak police. ma ne ko sam papa mu ne waaw ma ne ko ñun autorité yi nekkul na lii ñun ñoo ko war a régler ñun ay lébu lañu dañoo am suñuy aada am suñuy kilifa ñoo xam ne ñoo war a yore ngànk Mbuur il faut ñu xalaat yéen nag la ngeen defee ba ngeen nekk ay jaraaf ay ndey ji réew ak ay lingeer ñu am ko fii Mbuur nga xam ne ñooy régler problème bi. kilifa lébu yooyu di xamle ni dinañu def seen kemtalaayu kàttan ba yéen bi daal di woyof ci ñoom ngir loolu tamit mën a antu ñaax nañu askan wi ak kilifa yi ñu dugal ci seeni loxo. jërëjëf Abdourahmane Diallo cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi fii la ñuy jaar daal di yëkkati wile jotaayu xibaar dig daje bi ak rédaction bu télévision Futur Média léegi Ibrahima Kane dina fi teew ngir jukki xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéyi ak suñu ay programme jaa ngeen jëf.